salaamaaleykum télévision Futurs Médias benn waxtu jot na rafetlu seen ànd ak ñun xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci waxtaan wu yaa bi ñu sumb ci Sénégal tey ji la comité pilotage bi di am ndaje bu njëkk ci teewaayu ñu ca bokk ñëpp ñoom nag ñu jox leen ab ñetti weer lépp lu tukkee ci waxtaan boobule ñu jébbal ko njiitu réew mi Macky Sall. beneen ponk ci xibaar yi ndax jën dafay ñàkk ci ñetti bés yi ñu dëgmal mareyeur yi nekk fii ci Sénégal nara door ab grève ni ki ëllëg ngir ñaawlu ñu ne seen i camion frigorifique yi ñuy peese di xool ndax dafa ëpp lañ leen sant am déet fii ci marché centralu poisson bu Pikine ñoom ñu ne noppi nañu ngir bokk ci grève boobule. jàng meeg njàngale mi it am na yëngu-yëngu G20 di mbootaay bi ëmb ay syndicat jàngalekat ci daara tout tànk yi ñoom amal ab débrayage tey ca 10 heures ñu ne na gouvernement bi daal di wàccoo ak lépp lu mu diggaale woon ak ñoom ci atum 2014 ca Ziguinchor moom section bu SAES di daara bu kawe bi ñoom ñaari fan la ñu fas yéene grève ñu ne nag bépp dogal bu gouvernement bi jël ngir gunge étudiants yi ñu fa orienté nañ ko jëmmal ci nu mu gën a gaawee. daay yeeg loraange yi ñuy jur ci askan wi fële ca diwaanu Vélingara ci atum 2019 lu ëpp fanweer ak ñeent ci ay daay wàññi nañ ko fa ñu yàq daanaka junni ñeenti téeméer ci ay hectares ci àll ba foofule. nekk na diwaan bi yëf yi gën a sonal fii ci Sénégal. beneen ponkit ci xibaar yi muy ziyaara bi ñuy amal at wu jot bu Thierno Seydou Nourou Tall ñu ngi koy waajal mu nar a am ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk. taalibe yi ñu leen di woo nag ñu dugal loxo ci poos ngir daal di participer ci li nga xam ne moom mooy ñu tabaxaat mosquée omarienne bi nekk fii ci Ndakaaru mbokk yi loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi bokki xibaar yi dañ koy doore kap mbir mu xewee fële ca diwaanu Ziguinchor rawatina ca quartier boobule ñu naan Kantène nekk ca banlieue ba benn xale ab tout tànk jigéen la ñeenti at képp la am moom la ñu fekk ñu rendi ko daal di koy faat foofule moom nag ay waajuram daanaka toogoon nañu ay waxtu sax gisuñu ko démb ba léegi tey jile daal ba ñu xëyee la waajuram bu góor ne ci lañ ko woo ci suba si ne gis nañu néewu xale boobule tolloon ci ñeenti at képp doon wuyoo ci turu Maymuna Bari néew bi nag ñu ngi ko yóbbu fële ca morgue hôpital ba gendarmerie ca boppam sax ubbi na ca ab l'enquête bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw la ñu fa teewal di Boubacar Dias yeneen jotaay xibaar dina ci dellu si ci ni mu gën a gaawee. Mbayang Diop mooy doomu réewu Sénégal boobee ñu tegoon loxo fële ca Arabie Saoudite ci atum 2017 ñu condamné ko kon bokk peine de mort ci atum 2017 di ko tuumaal ni dafa faat ka mu doon liggéeyal muy njaatigéem Horizon Sans Frontières nag ne jamono ji moom sonn na dafa feebar moom Mbayang Diop te amul kenn ku ko wàllu ca Arabie Saoudite boobu mu nekk mi ngi xalaat sax xaru ndax coono ga muy dundee foofule ki jiite Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye di ñaan réewu Sénégal ci wàllum diplomatie ñu jokkoo ak Arabie Saoudite bu ñu mënee sax moom peine de mort boobule ñu daal di koy def perpétuité maanaam ñu tëj ko giirub dundam te bu mënee ñëw fii ci Sénégal jege ay mbokkam it mu gën a baax moom Boubacar Seye moom moo jiite Horizon Sans Frontières ci mbirum Mbayang Diop moomule dañ koy déglu. Mbayang Diop nekk dans une situation bu metti feebar damay utiliser le conditionnel plus de prudence feebar sans aucune assistance médicale loolu bu nekk pour ñun njàqare ak tiis tirer la sonnette d'alarme di woo aussi l'État du Sénégal pour que mu am un sursaut diplomatique pour génne Mbayang Diop ci bourbier bi mu nekk tey war na mën a nekk war nañ mën a sax fexe ba cette peine de mort soit communiée à une peine de prison ferme au pire des cas fexe ba Mbayang sax ñëw tëdd ci Sénégal ay mbokkam di ko gis muy jot ay visites. Vu les relations séculaires multidimensionnelles yi am entre Arabie Saoudite ak Sénégal damay wax ni sax Sénégal dafay appliquer ce qu'on appelle benn suivisme diplomatique ak Arabie Saoudite lu Arabie Saoudite di def Sénégal a ngi ci. loolu moo tax ma ni tey waroon nañu diligenter tey benn équipe boo xam ni ñëpp a ngi ci biir pour mën a demander une grâce à titre humanitaire loolu war na mën a nekk.
xibaar bu tiis bi dal ci njabootu Laayeen muy dëddub àdduna Libaas Anne moomee nekkoon ki jiite commission communication ci comité d'organisation appel bu Seydina Limaamu Laay mu di ab faatu boo xamante ni nag daal dinay laal njabootu presse sénégalaise bi yëpp ndax dafa daan faral di jokkook ñoom lu bëree bëri ci xew boobule waaye it nekkoon ki yor projet gouvernance locale fële ci institut Panos bu Afrique de l'Ouest. ñu wéy ci xibaar yi ba léegi beneen ponk bu ñu doon junju sànq muy waxtaan wu yaa bi président Macky Sall woote muy dialogue national ndaje bu njëkk bu comité de pilotage bi tey ji lañ ko amal fële ca building administratif président Mamadou Dia ndaje bi am kon ñaari semaine wala lu ko yées sax ginnaaw ba ki ko jiite di Famara Ibrahima Sagna mi ngeen di gis noonu moom ak membre yi ñu teg leen ci seenu toogu ca palais de la République 26 décembre la woon ñoom jox nañ leen ab ñetti weer nag bu ñu noppee ci seen liggéey boobu lépp luñ fa tënk ñu jébbal ko président de la République di Macky Sall. mareyeur yi nekk ci Sénégal ni ki suba fas yéene nañoo door ab grève ñetti fan li ñuy ñaawlu mooy ñu ne pesage à l'essieu muy camion frigorifique yi li ñuy def yeneen camion yi dem xool peese ndax liñ leen wax ci ab tonnage dépassé wuñu ko ñoom ñu ne loolee ànduñu ca ni ki ñetti fan kan fas yéene wuñoo liggéey ñoom fii ci Ndakaaru boo demee ba ca marché central u poisson ñoom tamit ñu ne fas yéene nañoo bokk ci grève boobulee Moussa Fall lañ ciy déglu moom moo yore kàddu mareyeur yi nekk ca marché poisson bu Pikine ci micro Salif Sowas Malick Diop. li ñu jëkk mooy pont bascule yi nga xamante ni si moo nii bëgg a rey pont bascule yi li ko waral oto boo xamante ni si yebe nga Dakar wala nga yebee foo mën a yebe rek soo ñëwee ba pont bascule ñu fay loola fay bi nag coûté na ay 200 000 ba 300 000 ba 500 000 loolu doyatul ñu ne dañuy délesté jën mi délesté bi ñuy def jën yi bu nu wàccee jën yi amul fenn foo xamante ni si fa la ñu koy teg parce que préparé wuñ ko amul chambre froide amul dara oto yi nga xamante ni si ñoom lañ ko defaral nañ leen fu ñu def seen i jën ñun nag defarul fenn fu ñu teg seen i jën loolu nag désormais dafa doy ci Sénégal ñun ñu nga xamante ni si li ëpp ci économie Sénégal mareyeurs yi ñoo ko yor kon désormais dafa doy ñu ni teg yenn coono yi mooy négocier wuñu oto jën bu mu laal pont bascule oto bu ëppal bu doon 5 tonnes di nga tonne fay tonne 20 000 muy 100 000 francs souvent léeg-léeg nga ëppal sax ñu la da ngay délestage boobu nag moo ci gën a garaaw niñ ko war a faje nag tout le Sénégal secteurs yi yëpp muy Ndar fu mu mën a doon c'est national la. ci wàllum jàng bi G20 bi mbootaay ay syndicat jàngalekat ñoom nag tey jile door nañu benn débrayage bu fukki waxtu jotee la ñu dëddu salle de classe yi ñoom li ñuy bëgg rek mooy gouvernement bi wàccoo ak accords yi ñu signé woon ci atum 2014 G7 di beneen mbootaay syndicat yi ëpp dayoo ci Sénégal ñoom tamit dooree ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier dinañ amal grève buñ ci noppee ñu toftal ci benn doxub ñaxtu kii di syndicat unitaire ak démocratique des enseignants du Sénégal di SUDES ñoom nag ñu ne jàng bi jamono ji am na ay jafe-jafe benn ponk bokk na ci jàngalekat yi dañoo néew loolu rawatina ci yenn diwaan fii ci réew mi SUDES doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñoom tamit ñu ne dinañ door ab grève ñoom lu yàggul dara Aminata Mbaare Sow Pape Sangone Mbaye ci ay jàngalekat lim boobule la ñu jàpp ni moo desagum ngir ñu am jàngalekat yu mat ci école yi lee constat boobu nag nee nañu def nañ ko ci école yu ndaw yi waaye tamit ba ci daara yu kawe yi loolee waral ñii di waa SUDES di artu nguur gi ci lu mu mën a jur. boo xoolee daanaka manque jàngalekat yi li nga xam ne bari na ba jéggi dayoo daanaka lu ëpp ñeent fukki junne jàngalekat manqué na boo ko commencé ci njàng mu suufe mi ba jëm ci njàng mu kawe mi boo boolee loolu lépp daanaka lu ëpp ñeent fukki junne jàngalekat am na ci. li mu mën a jur lu doy waar la ci qualité njàng mi loolee waral ñu jàpp ne fin d'année yi seen résultats yi day catastrophique. ba tax na nguuru Sénégal lu muy def mooy am na ci yenn gox yu nga xam ne dañu faa tëj ay classe ndax amuñu jàngalekat bu fay jàngale yenn gox yi ñu boole ay classe ñaari classe jox ko benn jàngalekat mu leen di jàngal bu xëyee jàngal ñi bu ngoonee mu gontu njàngal ñeneen ñi am yenn classe béréb yu nga xam ne manque de salle de classe moo tax ba dañuy jël ñaari classe yu waroon nekk ci classe yu bokkul ñu boole leen ci benn classe su jàngalekat bi jàngalee ba benn waxtu mu dagg ak ñooñu dem jublu ci ñeneen ñi jàngal ak ñenn mooy li ñuy wax ci tubaab les classes multigrades et les classes double flux. loolee lépp nag ñu boole ko wane seen naqar ci grève bi ñu nam amal le 14 janvier bi ñu jëm. G20 ñu ne dinañu def suba benn taxawal liggéey bi
taxawul liggéey bi nag benn fan rek lañ def pour wax gouvernement bi na woote ay waxtaan ñu jéem a xool parce que lu nañ ko jëfee bu gis nañ ko waxtaanee moo koy jiitu. bu dee sax atum 2019 jàppoon nañ ne dal amoon na ci njàng mekk njàngale mi ñu ngi ragal ne atum 2020 syndicaliste yi daal di tàmmali waat seen grève ndaxte ñoom jàpp nañ ne ay préavis ak artu yi ñu artu nguur gi daa mel ni déggu ci dara ngir respecté accord yi nga xam ne signé nañ ko ci atum 2014 ba léegi. jàngale mu kawe mi ñoom tamit syndicat yi am na lu ñuy ñaxtu rawatina ca diwaanu Ziguinchor Université Assane Seck ba fa nekk ñoom jàngalekat yi ñaari fan lañu ne dinañ ko toog duñu dugg ci amphithéâtre yooyu le ndax ministre de l'enseignement supérieur ci boppam moo joxe woon kàddoom ne dina am ay matukaay yu mu jël ci étudiants yu sakkan yi ñu yebal ci université boobule xool naka la ñuy def ngir yëf yi du indi ay jafe-jafe boobee ba léegi gisuñu ci dara moo waral grève boobule bu gouvernement bi wéyee nag di leen tànqamlu ci mbir moomule dinañu soppi doxalin ñoom ca diwaanu Fatick ñi yëngatu ci wàllu jàng bi foofee bokk ca académie bi ñëpp dañoo daje woon ca diwaanu Jaareer ñu toog nag weccante ay xalaat xool ci yan anam la ñuy gën a ñoŋalee jàng bi ak jàngale bi ci wàllu woowule mu di loo xam ne daanaka juróom-ñaari at a ngi ni ñu koy def waaye ren dañoo soppi doxalin ñu ànd nag ci formation boobule ak waa FASTEF di faculté sciences et techniques de l'éducation et de la formation Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ca Fatick. journée pédagogique yi nag bañ koy door ci atu 2011 ay enseignants yu jaaree rek ñoo ci doon bokk waaye fi mu ne nii nag académie bu Fatick daf ko def xew-xew boo xam ne région bi yëpp lay yitteel ndaxte nee ñu la fay tas ci ay enseignants dafa bëri ci IA bu Fatick di wax ne ay cadre la yoo xam ne rek dañ ciy yokk xam-xam ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi. bi ñu fi ñëwee daaw ñu gis ni mbir mi am na solo ñu ne comme lii am na solo pour Jareer war na mën a am solo pour académie bi mu ko defee ñu ne kon dañ koy jël suñu compte ñu def ko élargir ko ba nga xam ni coordonnateur cellule yi jóge fépp ci région bi mën a ñëw participer mu nekk lu ñuy tuddee méga cellule pédagogique parce que cellule pédagogique yu souvent yi ñu daan def yi ñuy def régulièrement ci benn discipline la mais bii dafa nekk cellule pédagogique bu nga xam ne day jël tous les ordres d'enseignement. thème yu bëri yu am solo ci njàng meeg njàngale mi lañ ciy waxtaanee te primaire bi moyen bi ak secondaire bi yëpp lañ koy boolee. enseignement bu nekk am na ñaari thèmes yu ñu ci traité discipline bu nekk aussi am na ñaari thèmes yu ñu ci traité et toutes les disciplines dañ koy jël en considération mathématique mu ngi ci français mu ngi ci EPS mu ngi ci espagnol mu ngi ci et cetera et cetera. bii lee nag mooy juróom-ñaareelu édition ñuy def activité yu ni mel buñ sukkandikoo ci IA bu Fatick mu ne dafa tax ba résultat yi am solo lool ci biir académie bi. au niveau de l'académie de Fatick suñu résultats yi nga xam ne am nañ ko muy lycée d'excellence concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel suñu position baax na ci par rapport ak année yi passées parce que am nañu 6 représentants yu ñu envoyé au lycée d'excellence de Diourbel bu ñu placé 2e derrière Dakar sur les 16 académies. association des frères unis bu Jaareer FASTEF ak itam CRFPE bu Fatick ñoom ñoo jàppale inspection d'académie ba ñu organiser journée pédagogique yii lee. Aminata Goudiaby jërëjëf lu soriwul dara ci Kaolack wax ci leneen ñi nga xam ne ñooy njabootu policier yu àll traité te ñu nekk ci ay camp boo moytul nag ñu dàq leen foofule mouvement national policier yi àll traité ñoom di woo njiitu réew mi ci loolee nga xam ne ñu ngi koy dund ndax dafa war a signer ab décret boo xam ne moom mooy jëmmal terrain yooyu ne ñu ne dañ leen koy jox ngir seen i njaboot mun faa dëkk rawatina policier yi dëddu àdduna bàyyi fi seen i njaboot ñoom ñu ngi woon foofee ca Kaolack ngir def ab taxaw seetlu ci lépp loo xam ne président Macky Sall digaale woon na ko ak ñoom ci atum 2015 Cheikhna Keita moom moo jiite mbootaay bi ëmb policier yi àll traité dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fall Gueye. ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi famille yi ñu ngi ci camp bi ñu ngi ci cité police yi te cité police yu bëree ngi nii jaay nañ leen sànni nañ leen ci àll bi tey li ñu bëgg moo di ñoobat yooyu muy veuve yi nga xam ne seen jëkkër neewutu fi ak retraite yi nga xam dañoo dem mission ñëw jël millions yi réhabilité kër yi ba pare defaraat ko ba mu jekk ñu dimbali leen mu jël décret ki matériel de la session pour que ñi nga xam ne ñoom neen ñu ngi ñuy tëkku ci suuf naan bu fi jógee ngeen xam ñun soobee yàlla yonent bi ñun xam nañ ni nitu dëgg la nit la koo xam ne lu mu wax def ko tax ñu ngi koy jàppale bu baax xam nañ ni du deltu ginnaaw ci li mu wax te bu incha allah dinañ jot ci kër yooyu mu neex na xari ñoo koy jéem dañuy télé rek yeneen point yi mooy pension militaire bi nañ ñu ko appliquer nañu bàyyi pension civile bi ñuy bindal
wala civil lañu wala nekkuñu civil nous sommes des militaires ni ñu koy appliquer gendarme ak soldats yi nañ ñu ko appliquer parce que dañuy def liggéey bi war donc loi yi ak ñoo ko santaane ancien statut article 37 la nouveau statut 41 bis la nañ ñu ko. ñeneen ñu yittewoo giseek njiitu réew mi Macky Sall waaye ci ay conditions lañ ko teg muy collectif ñoo lànk ñoom daal taxaw nañu waaye dafay fekk Guy Marius Sagna ak ñeneen ñaari ñu ñu tëjandool ci kaso bi ñu bàyyi leen loolee la ñu xamle ña bokk ci collectif boobule ba léegi rek seenub xeex soppeekuwul muy ñu wàññi njëgu courant gi te dinañ dem ci yoon kalaame ndax dañoo seetlu facture yi la weesu daanaka dafa jéggi dayoo te teguwul ci yoon collectif bi démb tam da doon daje def ab taxaw seetlu ginnaaw seen doxu ñaxtu bi ñu doon amal aljuma ji la weesu Pafara Ñing ak Modou Diop teewee nañ ko. ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal loolu bokk na ci ay conditions yu ñu teg ngir ñu dajeek njiitu réew mi collectif ñoo lànk ñoo bañ taxaw témb ngir wéyal seen xeex bi ak seen mbokk yooyu nga xam ne ñoom lañ teg loxo. ñun ndegam dañuy ñaxtu ñu wàññi prix électricité bi mënuñu bañ dajeek njiitu réew mi waaye ndegam suñuy xarit suñuy àndandoo ñu ngi tey prison li ñu bëggoon mooy daje boobu suy am. sunu xarit yooyu nga xam ne ñu ngi prison muy Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Fallou Seck ñu teew fa kon ci gàttal libération sunu xarit yi loolu condition loolu lu am solo la. collectif bi jàpp na ne njëgu courant bi dafa war a sax wàññeeku suñ sukkandikoo ci seen xayma. ñun sunu bopp am na li nga xam ne yëkkati woon nañ ko ay solution yi nga xam ne ñu ngi ko doon junju Senelec ne ko tey lampe incandescente yi suñ ko changé woon ak lampe LED rek loolu bokk na ci li nga xam ne mën na indi 15% réduction ci famille sénégalaise kon loolu benn la ñaar nee nañ Senelec dafa am ay charges yi nga xam ne dafa jéggi dayoo kon charge yooyu ngay njëkk a wàññi ba laataa ngay dem yokk prix bi lu weesu ñuy ñaxtu am nañ tam ay solution yu nga xam ni pare nañ pour indi ko ngir ñu wàññi hausse tarif yi ndaxte sénégalais war nañ mën a am baisse tarifu électricité bi. ñoom ñi sax la ñu bëgg mooy yóbbu mbir mi fi mbaxana doonee benn ndax jàpp nañu surfacturation yi ñemee ko ci wàllu électricité jamono ji dafa ëpp dayoo. ñu xool fraude boobu nga xam ne am na ay citoyens sénégalais yu bëri dañu jàpp ne ñoom fraude la ndaxte seen consommation ñiy jóge 100000 dem 200000 ñiy jóge 300000 dem 400000 kon loolu jot nañ ko xool ba gis ni war na mën a am suite judiciaire kooku mooy benn décision hausse bi ci boppam bi nga xam ni commission régulation moo ko validé kooku tañ ñun jàpp nañ ni am na ay rëq-rëq yi nga xam ni war na tax ñu mën ko attaquer même devant la justice. gannaaw doxu ñaxtu bi ñu amal mu réussir àjjuma bi ñu amal nag ab réunion d'évaluation ñoo lànk ñoo bañ ne kontaan nañ lool ci mobilisation askan wi te dinañ fas yéene yeggali seen plan d'action bu ko defee nguur gi daal di dellu ginnaaw ci yokkum courant bi. ñu wutali ji bët saalumu réew mi foofee seetlu bi mooy ci atum 2019 li fa amoon ci ay daay daanaka sakkan na lool rawatina ci département bu Vélingara mu lakk lu ëpp téeméer wala boog lu ëpp junne ñeenti téeméer hectare ci àll bi foofule mu bëri loolu boo koy gam-gam lekk atum 2018 la xewee woon foofu askan wi ñu leen di woo saa su nekk ñuy dugal seen loxo ci xeex daay yooyu le ndax li muy jur ci ñoom nekk na lu doy waar reportage Abdoulaye Diallo. atum 2019 fanweer ak ñeenti daa ñoo jotoon a tàkk ci biir goxu Vélingara te li fa lakk ci àll mu ëpp junni ak ñeenti téeméeri hectare suuf alors qu'en 2018 ñaar fukk ak ñaari daa ñoo fa jotoon a tàkk looloo tax ñiñ fa denk wàllu àll bi jaaxle lool ci mbir mi. daaw am nañu fanweer ak ñeent ci ay safara yoo xam ni tàkkoon na ñu intervenir ci ba fay ko loolu bi ñu defee évaluation yi yàq na lu mat junni ak ñeenti téeméeri hectare loolu nag day wane rek ni feu de brousse yi kii na li nga xam ni moo am solo du nombre de cas yi mais bu cas feu de brousse amee balaa mooy yàq lu bare ñu fay ko léegi nag pour maintenir loolu dañu bëgg a appuyer ci comité de lutte contre le feu de brousse yi nga xam ne dañ koy installer ci village yi. lii bokk na ci suñu plan de communication maanaam di waxtaan directement ak population yi nga xamante ne pour yee leen gën leen yëngal pour ñu xam ne que lii seen liggéey la ñun dañu leen ci gunge. ngir jéem a fagaru ca yooye daa ñi bokk ci kuréel bu ñu duppee comité départemental bu développement ak borom dëkk ya ca goxu Sinthiang Koundara ak askan wi fa yeewoo ñoo amal ab ndaje ngir waxtaane yooye daa ngir tamit ñaaxaale si nit ñi. mooy li nga xam ni ñiy taal daa yi kenn du leen wax parce que ku nekk bëggoo sa mbokk yoon jàpp ko teg ko loxo di ko teg ay alamaan wala ay di ko yóbbu ci yoon
loolu tax na ba nekk na jafe-jafe bu mag beneen jafe-jafe bi mooy moyens yu ñu yor par rapport ak département bi ni mu yaatoo. xamal nañ askan wi ne tey képp koo xam ne da nga gis àll bi di lakk te jóguloo nga dem bokk ci ñi koy fay mën nañ la teg ay daan et que demandé nañ chef de village yi ñu fexe wax ko population yi et ñu ngi profiter ci occasion bi aussi face à la presse pour sensibiliser nit ñi pour que daal ku ci nekk xam risque bi nga xam ne moo ci nekk parce que aussi li ñëpp bokk ku ci nekk da nga war a taxaw pour sàmm ko. ñàkkum tàggat ga ca membre de lutte contre les feux de brousse ci nan la ñuy fayee daa jafe-jafe ngir jot ci ndox ak ñàkkum ay jumtukaay ñoo yenn ci jafe-jafe yi fay gàllankoor liggéey ñi ñu fa dënk wàllu aar alam gi. dina am lu yàggul dara benn musée boo xamante ni dañ ko fi taxawal jagleel ko ki tax yoonu murit am muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul fële ca diwaanu Touba Mbacké lañ koy amalee projet bi liñ ci namm nag mooy lépp loo xam ne cheikh bi bind na ko ak lépp lu mu bàyyi ci àdduna ñu dajale ko ndaw ñi mën cee jëriñoo bu baax a baax démb lañ ko xamale fële ca musée des civilisations noires Aïssatou Paye Amadou Ba. mi ngi nii nag lii mooy maquette bi nga xamante ne mooy wane musée wu Serigne Touba bi ñu nar a tabax si lu yàggul loolu dinañ ko tabax nag ci superficie bu toll si 19 000 mètres carrés ci benn endroit bu ñuy wax Janatul Maxwa ca foofu li nag dañ fa wane ay objet yoo xamante ne Serigne Touba moo ko moomoon ak yeneen i mbir ci ay exposition temporaire wala ay exposition permanente. lépp loo xam ne ay jumtukaay la yu Serigne Touba Xaadimu Rasuul bàyyi ci kaw suuf loolu li ko waral mooy dañoo gis ne Serigne Touba dafa mas a taxaw ci tànki Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye dinañ ci mën a boole it li nga xam ne mooy jumtukaayu boppam mooy ay waxandeeme ki maal yeeg yépp yi nga xam ne indi na ko liggéey ko indi ko bi mu jógee ci géej gi doon liggéeyal yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yooyu yépp lañ bëgg a dajale ci benn bërëb tuddee ko musée. waaye loolu ne tekkiwul ne dañooy dem di ko wëri fu nekk ndax lu ci bari nekk na fi ba noppi. kon nag dina yomb ñu def inventaire bi te bu ñu fàtte li nga xamante ne mooy ay taarix maanaam yu ñu bind ak ay yére yoo xamante ne sosoowu na ci li ñuy wax style mouride. am na ci yeneen fànn yoo xam ne ci misaal bu ñu jëlee lu mel ne calligraphie rek murid yoonu murid da ci am ay école foog ñu feeñal ko. bu dee ci wàllu col sëñ Maxtaar bu dee ci wàllu revaloriser les langues nationales ndax fi mu ne daanaka ba léegi boo xoolee Sénégal ci bibliothèque yi fulaalaguñ làkku réew li fa ëpp boo demee ay tubaab lañ fay bind wala arab te taalif nañ sëñ Tuubaa ci langue yëpp. mu nekk nag œuvre bu mag a mag ki ko piloté bokk ci architecte bi ñuy wax Malick Mbow bàyyiwuñu dara. bâtiment la yoo xam ne dañuy symboliser bi Serigne Touba di dem ak bi muy ñëw bon li ma leen waxee am na bâtiment boo xam ni dañ koy consacré uniquement aux effets de Serigne Touba beneen bâtiment bi mooy li nga xam ni mooy doomu Serigne Touba yi ak sët yi ak Cheikh Ibra Fall yooyu yëpp la ñuy def ci bâtiment boobu. mu mel ne nag dafa am dynamique bu bees bu tourisme religieux boo xamante ne musée bi dina ko indi. mu nekk musée boo xamante ne dina soxal ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñoo jóge bitim réew di ñëw fii ci suñu dëkk. ci wàllu diine la ñuy desandi ba léegi ak ziara bi ñuy amal at wu jot bu Thierno Seydou Nourou Tall dina am ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk at yu leen nag ren dafay yemoo ak ñeent fukki at yi ñuy fàttaliku dëddu àdduna kilifa gu tedd googule njabootu Omarienne nag jàpp ni buntu la ngir ñu woo taalibe yépp ñu dugal seen loxo ci poos bokk ci tabaxaat mosquée bu mag Cheikh Omar Foutiyou Tall mi nekk fii ci Ndakaaru reportage Habib Faye Ababacar Camara. tànn nañu juróomi fan yoo xamante ni dañuy màggal génnuk àdduna Thierno Seydou Nourou Tall njabootu Omarienne gi ci ñeent fukki at gannaaw ba mu làkkoo dinañ jëmmal li ni mel doore ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier dinañ waxtaanee jikko yu yàqu yi fii ci biir Sénégal ana nan la ñuy def ngir xeetali nit ñi bu ñu sukkandiku ci alxuraan. valeur yi nu ñu yàqoo ak jikko yi nu ñu yàqoo dañu bëgg a seetaat yan garab mooy tax société bi baaxaat. bés yi di ñëw muy le 23 24 25 26 ba le 27 fii la ñuy daje di def ay ñaan.
ba léegi itam daañu amal projet goo xamante ne ngir yeesalaat jumaa ji di jumaay Cheikh Oumar Foutiyou Tall njaboot gi di woo bépp jullit mu jël loxoom dugal ko ci. ku dégg na ñuy changer jàkka ji dana la jaaxal ndax jàkka ji bi ñu ko tabaxee yàggaay bu na liggéey bi yàgg na ne fi ñu ko tabax mu ngi nekk ci wetu géej ñëpp xam na ne sel marin bi day dugg ci bâtiment képp kuy taalibe kuy ñëw fii ci ziara bi gànnaayul sa poos loo xam ne am na ay ticket yoo xam ne nañ ko jox nit ñi nga jox ko ticket boo ko jëndee nga xam ne bu doon tartafaya ni def nga ko 5000 10 000 15 000 1 million 1 milliard joxe nga sa contribution ndax ñu tabax jàkka ji loolu mooy xam ne fi mu ne moo ñu gën a ñor ci période bi te dinañ ko def de la manière la plus transparente. ma nga làkko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 1980 Thierno Seydou Nourou Tall ginnaaw bi mu dundee téeméeri at ak fukk ak juróom benn ndoomam yi ne dinañ màggal bés ba nga xamante làkku na ziyaara gi daañu ko amal ca grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall ay ñaan njàngum arxuraan ak ay conférence jëm ci dund ak mbind mag ñu baax ñi fi nekkoon yooyu yëpp daana ci bokk. Habib Faye jërëjëf. Afrique nag moom li mu bëgg mooy am ñaari toogu yoo xam ne dafay wëy ci biir conseil de sécurité bu Nations Unies ak droit de veto maanaam bu ñu waxee dara loo xam ne ànduñu ca ñu mën koo fësal ak yeneen siège non permanent yeneen yu dolleeku ci ñu am ba noppi foofa ca Nations Unies président Macky Sall jàpp ne loolee lu ñu yellool la continent bu Afrique moom mu doon jiite juróom-ñetteelu session conférence ministérielle comité fukki chef d'état gouvernement yi bokk ci Union africaine. Macky Sall dañ koy déglu ci micro Cheikh Diop ak Diafara Ba. L'Afrique réclame 2 sièges de membres permanents avec droit de veto et 2 sièges additionnels. li nga xam ne moom moo di bëgg-bëgg yu tundu Afrique nag jàpp naa ne yoon la rek ñu daal di koy def ndax bu ñu fàttalikoo ba ñuy rek sos li nga xam ne moom moo di Nations Unies ci atum 1945 dëkk yu Afrique yu bëri nag dañ nekkoon ci li nga xam ne rek moom moo di sous domination coloniale. ba tax nag li nga xam ne moom moo di seen i ak seen yelleef seen ak bëgg-bëgg itam doon na loo xamante ni war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax tey jii nag li nga xam ne moom moo di Afrique bokk na ci tund yi nga xam ne rek moom moo ëpp membre yi nga xam ne daal nañuy adhéré foofee ca Nations Unies. lu mooy léeg-léeg tam mënuñu régler li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yu tundu Afrique te boole wuñ ci africain yi mu mel ni li nga xam ne rek moom moo xew ca Libye doon na si firnde ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci C10 nag war a mànkoo takku waaye itam doon benn say ngir rek li nga xam ne moom moo di bëgg-bëgg bi ñu daal di koy am li nga xam ne moom moo di solidarité na ci am solo bu baax a baax ak itam yar ak teggin waaye itam mbooloo mi nga xam ne rek war nañ koo am ci suñu ak biir. D'où la nécessité pour le C10 de poursuivre son mandat en veillant à la solidarité, à la cohésion et à la discipline de groupe. CAN bu 2019 am na nag benn téere buñ ko jagleel fii ci Sénégal Amadou Alpha Sy moom moo ko bind di ci waxtaan ci wàllum CAN bi rawatina mbégte bi mu juróon ci Sénégal ak lëkkaloo bi ñu amal ci wàllum politique moom mu ci wax ci bu yaa Sénégal mi ñàkk final bi ba muy jàkkaarloog Algérie Alpha Amadou Sy ab bindkat la ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. xaw jaaxle ci li nga xam ni xaru doy waar mooy li nga xam ci mbirum sport. mooy bu amee ndam bànneex day am ñu ràññee na Sénégal nag dafa génn ci défaite bu métti mais teewul nag. di jéggalu mbokk yi bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu am ci élément boobule dañuy daal di jàll rek ci tàggat yaram wax ci Tëngéej FC mi nga xam ne moom moo jiitu daanaka ci classement Ligue 1 bi boobu ba léegi ginnaaw juróomi bëccëg yi ñu amal moom amagul benn nërmeelu ci match yi mu am yëpp juróom-ñaari but la dugal daanaka encaissé wul benn but sax Tëngéej FC mu di équipe bu ville de Rufisque bi gën a siiw foofe Sadibou Cissé nekk ab taskatu xabaar xam-xamam màcc ci wàllum tàggat yaram nee na loolee lu war la ndax booy xool encadrement bi Tëngéej FC am ak effectif bi footballeur ya fa nekk Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba daje nañu ak moom. ginnaaw bi mu amul benn nërmeelu ci juróomi bésu Ligue 1 bi ñeenti ndam benn tembo Tëngéej FC moo jiitu ci championnat bi muy lu war a mën a nekk. dafa dem jëli ay joueurs yoo xamante ni nii yu am qualité yu min championnat bi comme ay Mame Sayer Thioune
ay Mamadou Niang ñoo xam daf leen jëlee Maroc ak Aboubacrine Sall bi nga xamante ni mooy leader naturel équipe bi ñëwaat. aussi mu am staff boo xamante ni staff bu dëgër la parce que ku xam Youssoufa Dabo aussi xam ne c'est l'entraîneur de l'équipe nationale junior am na loo xamante ni gagné na ko. Alassane Dia aussi kenn dootu ko présenté c'est le directeur technique de l'équipe. doomu Tëngéej yi tegle ñetti ndam ñu ngi sukkandiku ci défense ak attaque bu baax. force bi mooy attaque bi dañoo attaque bu baax am défense bu baax parce que boo gisee ku mel ni Junior Bouli Samb mooy deuxième meilleur buteur fi mu toll nii am na 9 buts. défense bi tamit boo xoolee tey ku mel ni Mame Sayer Thioune ku mel ni Mor Mbéri Diouf ku mel ni Moutarou Baldé ñooñu boo ko amee sa défense expérience la kooku donc c'est tout à fait normal que fi mu toll nii ñu nekk la meilleure défense nekk équipe bi nga xam ne ñoom rek ñoo fi encaissé gul benn but. su fekkee ni sax wax wàllum jël raaya bi teel na Teungueth FC war na ko mën a gëm su fekkee ni sax ay concurrent du mës a ñàkk. parce que daaw boo xoolee ñoom ñoo jël Coupe du Sénégal donc ren seen ambition aussi dañ koy gën a yéegalaat pour mën a jël soit championnat bi wala garder seen trophée. ak fukk ak ñetti poñ Teungueth FC jiitoogum na ñetti poñ Dakar Sacré-Cœur mi topp si moom li ko soxal moo di nu muy wéyee di bañ a jël but bañ a am nërmeelu ak desandi si bopp classement bi. ginnaaw tàggat yaram dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf journal bu ci xëyul bàkk njàkk xëy nga di bàkk jàkk Lamine Diack mi ngi daanaka ci mboolem yéen a kay ñu xëyandool journal Source A bind na Diack mu mag ak Diack mu ndaw seeni mbir la 32e chambre criminelle bu tribunal lu Paris xëyewoon démb waaye layo bi dàq nañu ko ba ci weeru juin ca la ñu koy atte fa ñu jógi ba renvoyé ko Source A gis na tey nam xel journal bi xamal ñu it ne Lamine Diack la mu doon sàkku mu dañuy dindi contrôle judiciaire gi ñu ko def bàyyi ko mu doxi soxlaam heure bu ko yoon soxlaam wuy ji leen càkkutey fam googee bañal nañu ko Lamine Diack nii ci xët mu njëkk Vox Populi ñeenteet yi ma toog teguma sama tànk ndakaaru metti na lool ci man li ma bëgg nag mooy lu ñu def ñu gaaw ci ma xam fu ma féete mën a dellu ndakaaru ci sama njaboot loolee kañ lay doon La Tribune Sud Quotidien ak la Sénégal nañu ci weeru juin ci la ciy xam dara L'Observateur nañu li mu xam ba xam ko daal moo di li indi ñu renvoyé procès Pape Massata Diack ak baayam Lamine Diack ci ndakaaru gi ci la jógee Grand Place jàpp ne lépp doom ji Pape Massata Diack la li waral ba ñu renvoyé layo bi démb loxom génn ci moom Pape Massata Diack ni ñu ci xët mu njëkk journal bi lépp teg nañu ko ci loxoy yàlla sunu borom Grand Place nañu en attendant baayam di Lamine Diack ma nga ñu teg ba léegi ci résidence surveillée mu war ci dund juróom benn weer yi di ñëw ci Soleil national mi ñu xamal ne président national di Macky Sall ci weeru mars gii di ñëw dafay dellu ci tournée économique yi mu doon def dafay tàmbali waatit conseil des ministres décentralisé yi Ndar di ca Saint-Louis fa lay tàmbalee juróom-ñetti fan ci weeru mars jeexalee ca Matam fukki fan ak ñaar ci weeru mars la Sénégal nañu balay booba nag jamono ji moom Macky Sall mi ngi lijjanti pëcc xoog féewaloo gi am ci biir partem bii di APR delloo si na commission de discipline bu parti bi ci jamono jooc las xamal nañu ne kii di Mahmoud Saleh mi ngi doon sàkku ñu suspendre Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté ci APR secrétariat exécutif national bu APR journal bi nee nañu am na lu ca yees Cheikh Omar Anne Abdoulaye Diagne bu mouvement élèves ak étudiants républicains Moussa Sarr bu COJER ak Aliou Ndaw Fall boole nañu leen léegi ci secrétariat exécutif national bu parti bi borom parti bi di Macky Sall président de la république Walfadjri jàppee ko nit kuy néewal doole ay ministre am li tax Walfadjri yéen kaay wax ko moo di nee na dégg nañu Alaaji Ndiaye directeur général bu 2STV ministre conseil ci ambassade mu ne ci gouvernement Macky Sall bi da ngay soxla ab ministre di ko woo du la jël ngay woo ay collaborateur am doo leen jot Alaaji Ndiaye ne léegi nag ministre bi moo fi woo téléphone jotuma la danaa wax président Macky Sall mu dàq la Walfadjri nañu lan moo war a mën a tax Alaaji Ndiaye taxaw di menacer ay ministre de la république te président de la république Macky Sall yéeyul yàbbi ci nañu yàbbi coow loolee te ngànk leneen La Tribune mi ngi ñuy xibaar ne diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall gi tàmbali woon a tax te léegi muy bëgg a mel ne lu xajam li ko nar a yàq li nar a féewalewaat góor geeg Macky Sall foo yee ca palais bala la Sénégal nañu libéraux yi nag ñoom Macky Sall lañu ko jiiñ nee nañu moo sàmmul kàddoom ba tax diggam ak Abdoulaye Wade nar a tàmbali waat a xajam diggante Abdoulaye Wade ak waa Front Résistance Nationale Les Échos nee nañu ci xajam la jëm ndax karimiste yi mu di ñuy jàppal tànk Karim Wade ñoo bëggut a gis Abdoulaye Wade muy ànd ak waa Front Résistance Nationale convoqué nañu ko ba mu ne da cee génn ba doon waaj def ab communiqué ginnaaw bi ci la ko Bara Gaye waxee lu ko tax a dellu gannaaw ci dogal bi li L'Observateur xëyee romb na dogal tayeef la ubbil journal bi armeel yi bàqaye ca Touba ay samba booy ñëw fa dugg di caxat-caxatee bàmmeel ya di seet lu ñu fa mën a
la sàcc yéenekaay bi dañu ñuy njoxte ne ñoo def jëf ju ñaaw joojee am na ñaar ci ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo source ne ko kenn ki ab tailleur la ka ca des di peinture kat ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi leen di tudd ci mbir mu yéeme te doy waar moo nekk ci journal Vox Populi benn waay bu ñu naan Caam Njaay toll ci juróom-benn fukket ak juróom moom la ab locataire am taal ba mu jaare ca faatu mbir mi ma nga xewe ci unité 7 ga ca Parcelles Assainies góor gi Caam Njaay moo luyee ab néeg benn waay bu ñu naan Maam Ceerno dem ba ca biir xam ne Maam Ceerno dealer la jaaykatu drogue la mu ne ko na génn abal ko këram ndax moom du dëkk kub dealer locataire ba bañ ñuy jàppante keroog locataire bi di Maam Ceerno bàyyi ba waaji ko luye dugg cib néegam di sieste mu ñëw taal néeg ba borom kër gii di Caam Njaay jaare ca faatu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko sant leen yéen tam ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias yeneen xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.